hôpital Dalal Jàmm radiothérapie yu bees yi ñu daloo woon te inauguré guñu ko paanoon nañu ñoom ñaar ñëpp benn bay soog a baaxaat xaalis bu bëri lañ ci defoon ñu ni maintenance bi moom mooy tax nag muy sooxende ñaari téeméeri millions lay doon ci at mi te kër ga attanu ko. Macky Sall ñaari milliards la nar a jox njiitu kujje gi ngir ay fonds politique bëgg nag fay coowal pétrole bi Mamadou Lamine Diallo mi ko wax ci biir xibaar yi. coowal école Jeanne d'Arc dekkiwaat tey jii gone yi xëyoon jàngi muuru dañ leen ni nag duñu mën a dugg ca école ya dindi muuraay gi mbaa ñu delloo leen seen xaalis bi ñu inscrire woon looloo tax nag parents yi daal di koy métitlu waa ministère nag ni ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax. passerelle VDN prolongé bu yàgg lu mu yàgg ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru septembre dina nuppi ñu teg yëpp bu yeggee nag dinañu dindi doodaan yu bees yi ñu fi def ci week-end bi passé. tàggat yaram phase nationale yi déggoo bu Kébémer moo njëkk a jàll demi-finale door nag mbooloo mi ci tiro bi série de penalty juróom benn penalty ci juróom. gan gi directeur général cadre de vie et hygiène publique Omar Ba mu nekk waxtaan woo xamante ne ni dañ koy seq ak moom ci tolluwaay bi jamono ji ak liggéey bi. radiothérapie bi fi juróon coow li atam ba mu paanee ba ñu jëndoon ñaar yu bees daloo ko yóbbu woon ko ca hôpital Dalal Jàmm ñaar yooyee ñoom ñëpp paanaat benn bi nag mooy dox fan yi bi ci des ba léegi mi ngi paan loolee nag am gannaaw ba nga xamee ni inauguré guñu ko sax ñu ni maintenance bi maanaam yorin wi mooy loo xamante ne ni lu jafe la ñaari téeméeri millions at mu yàlla sàkk mooy li ci jaadu te kër ga attanu ko Salif Sow. benn ci ñaar service radiothérapie bu hôpital Dalal Jàmm di ñuy xool xeetu cancer yi léegi bu ñu doon am ñaari client bëccëg bu nekk léegi benn la ñuy am li ko waral mooy ne ñaari machine yi fa nekk di def liggéey boobu léegi benn bi dafa paan ñetti ayu bés a ngi nii li ko waral moom machine booba gaañu ba léegi ñu ngi koy xool di ko gëstu am na nag ay wax yoo xamante ni ña ngi cay rot waaye lenn fësagu ci maanaam leeragu ci ñetti ayu bés ci ginnaaw ñaari machine yëpp a paanandoo woon kon ku ñëwoon doon xool sa bopp ci wàllum cancer ci bërëb fajukaay booba doo gis dara ndaxte ñaari machine ya fa nekkoon yëpp dañoo defoon panne contrat de maintenance mooy li nga xamante ni lañu war a signé ngir machine yi ñi leen di saytu saa su ne ci at mi yëpp mu ngi war a dikkalee hôpital bi ñaari téeméeri millions ci sunu xaalis mu doon koppar yooyu hôpital bi attan na ko bu ñu xoolee li nga xamante ni moo fay dugg ci xaalis ak ni ko waa ministère de la santé di jàppale ndaxte xaaji milliards di 500 millions de francs CFA la koñ koy jox at bu nekk moom hôpital Dalal Jàmm hôpital bi nga xamante ni nekkul ne service yëpp fii ñoo tàmbali di dox hôpital de niveau 3 bi mu ngi jar juróom fukki milliards ci sunu xaalis Salif Sow Guédiawaye ngi rajo Futur Média. jërëjëf Salif Sow ba tey ci wàllu wér-gu-yaram ñetti téeméer ak juróom fukki jarag yi nga xam ni ñoom la ñuy fas yéene njëkk a dugal ci bato bi ñëw nag ngir opérer leen ñooñee nag Kees ak Fatick la ñuy jógee tey jii nag ñu amaloon ci ab réunion ci biir Mercy Ships boobu doon ci waxtaan ak taskatu xibaar yi ci anam yi nga xamante ne nii la ñu fas yéene tàmbalee liggéey bi Omar Mbow. ñeenti waxtu yu tegal ñeenti simili ca port autonome bu Ndakaaru. délégation yu bëri jóge ci ay réew yu wuute jël yoon bateau Mercy Ships ngir àgg ci bile bateau nag faaw nga am invitation. bu loolee weesoo nga raxas say loxo. boo duggee ca biir bateau bi nag faaw nga dox ay simili ngir àgg ca saalu cérémonie ba. ginnaaw bi mu jaajëfalee dalal biñ leen dalal fii ci Ndakaaru Kër Souleye Rondo di xamle li leen tax a jóg. suñu teewaay fii li ko waral mooy suqali accès soins chirurgicaux yi ci sénégalais yi nga xamante ni dañu ko soxla ak kontaan naa nag ci liggéey wi nga xamante ni ñu ngi koy def ak li ñu war a màggal weer yii di ñëw. ñu war fi nekk fukki weer seen yéene mooy faj ñi amee feebaru laago ak itam tàggat suñuy médecin Aloïse Waly Diouf nekk directeur cabinet bu ministre bi ñu dénk wérgu yaram. sélection malade yi def nañ ko Dakar def nañ ko Thiès def nañ ko Fatick ñu ngi am lu tolloog 350 patients yoo xam ne sélectionné nañ leen ci ñetti région yooyu. bateau bi ñu gis nii dina amal njëriñ suñu askan. chirurgiens yi ak technicien maintenance yi région bu nekk ak structure de santé bu nekk dafa am ñu fay jëlee ndax mu permettre Sénégal bu ñuy demee ñu continuer aussi di mën a lawal expérience. ñooñee egsi fii ci Ndakaaru fukkeelu fan ak ñeent ci weeru août délégation bu Mercy Ships noppi na ngir dalal ñu amee laago ngir faj leen ci lu gaaw.
coowal sandark yi lu daaw la moom moo dekkiwaat tey jii gone yi xëyoon jàngi ña ca muuru dañu leen duñu mën a yegsi ndax nag waxoon nañ leen lu leer daaw ku bëggut nga jël sa xaalis te wàññi ko seeti feneen tax nag am ci parents yi ñoo xamante ne ni ñaawlu nañ loolu bu baax a baax bëgg gouvernement bi wax ci kenn ci ñoom Mohamed Rose lañ ciy déglu ci jokkoom ci téléphone beeg Fama Dione. xale primaire bi te xale lycée yi tey doon dugg ci école bi ñu dem ba dugg ci biir école bi ñu def seen appel dugg leen classe doon dugg classe benn membre ci direction bi ñëw jële xale yi ay xale 8 ans 9 ans 10 ans xale yu primaire teg leen ci benn isoloir lu mel ni néeg lu mel ni ay criminel quoi ñu teg leen ci néeg bi di oo seen parents après ñu wax parents yi ñëw jëli xale yi que port du voile bi dañ koy interdire ministre bi daa waxoon ak école bi di leen xool leen ak parents d'élèves yi def leen ay négociations inspecteur d'académie bi ñëw fii ñu bàyyi parents d'élèves concernés yi ñu laajte leen su fekkee port du voile est interdit kenn waxul dara moo tax ñu dem ba inscription bi xale yi ñëw ba ci biir école bi inscrire et interdire xale yi dugg ci biir école bi. proviseur u institut Sainte Jeanne d'Arc jokkoon nañu ak moom ci téléphone bi mu ni nag bëggagul a wax ci ab rajo jamono ji waa ministère daaw nag kenn woon na ci ab communiqué di xamle nag ni dogal bu ni mel nag àndut ak constitution bi bi la yoon nag loolu àggaguñ fa waaye nee nañu daal ñi ngi topp mbir mi bu baax a baax Mouhamed Moustapha Diagne mi yor jokkoo gi la ci Mamadou Amar Ndione jokkal. waaw mbir moom bi mu njëkkee xew ministre de l'éducation nationale Mamadou Talla fàttali na ni li nga xamante ni mooy école sénégalaise dafa nekk école boo xamante ne bii amul benn façon boddkante donc école bi nga ubbi rek bépp xale sénégalais war na ci mën a jàng sans boddkante loolu bi maam yi rappelé woon na ko maintenant li situation bu bees la te depuis ba mu xewee ba léegi ministre Mamadou Talla mi ngi suivre situation bi te lii daf ko def mi ngi ko suivre non seulement mi ngi ko suivre mais de très près et def na ko daal priorité te incha allahu dina trouver solution pour que njàngum Sénégal ñu koy def ci anam yi nga xamante ne bii moom la ko loi bi tëralee incha allah. merci beaucoup merci Mouhamadou Moustapha Diagne. jërëjëf directeur c'est gentil. RFM kumpa tàggoo nag yéen. jégalu ci cant googu ci mënoon a ñàkk ci montage bi ñu koy jégalu bu baax a baax wax ci wàllu dem beek dikk bi VDN prolongé bi li fiy faatu ci nit démb rek ñu ngi leen di wax ni toll nañ ci fukk ak ñaar ci bii at mi tàmbalee ak léegi waaye nag loolu léegi mu jeex ne passerelle yi dinañu samp yëpp fii ak ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru sàttumbar bu ko defee nag ralentisseurs yi nga xam ne teg nañ leen ci weekend bi ñu daal koy wekkiwaat oto yi mën di dawaat foofee ni mu waree ñu teewlu ci leeral yi ki nga xam ne mooy Ibrahima Sall sànq laa ko woo laaj ko ci luñ ci nar. dafa bëri woon ay accident fan yële ay accident yi li koy indi mooy automobilistes yi dañu daan daw ak vitesse parce que bu ñu wàccee ci viaduc bi dañuy tali bi day yaatu donc dañuy daw comme mu leen neexee donc di causer ay accident yu bëri donc ñun on ne pouvait plus attendre parce que passerelle yi c'est vrai que ñu ngi koy actuellement tout est déjà fait benn montage bu ñu war a def ci passerelle yi te dinañ ko def d'ici le 24 septembre maintenant en attendant dañ ne woon dañuy def ay benn dispositif pour ralentir vitesse u véhicules yi évidemment ñi nga xam ne ñoom ñooy yor oto yi daan daw vitesse bu ñu ñëwee ba gis ralentisseurs yooyu ay ralentisseurs en béton la ralentisseurs yooyu dañ ko def pour oto yi bu ñu ñëwee ba foofu ñu taxaw yéeg ralentisseur bi wàcc mais nekkul ay ralentisseurs yu ñu defar yoo xam ne boo xoolee sax ci yeneen partie VDN bi ralentisseur en enrobé yooyu ñu fa def yooyu boo xoolee oto bi mën na ñëw à 80 kilomètres à l'heure oto bi mën na ñëw yéeg doodaan bi wàcc donc yooyu bu dee ralentisseurs yooyu lañ fa defaat maanaam li ñuy ut duñ ko am donc te foofu actuellement plage bi xale yi dañ koy fréquenter nit ñi dañu bëri donc il faut que ñu def benn dispositif boo xam ne oto yi dañuy obligé ñëw taxaw yéeg ralentisseur bi wàcc nga xam ne balaa ñuy jëlaat vitesse dina fekk ñu génn zone bi. non pont yi confectionné nañ ko ba pare mooy passerelle yi defar nañ ko ba pare léegi montage bi rek moo des montage bi dinañ ko commencer def au plus tard 24 septembre passerelle yëpp war nañ ko poser déjà. maire Pikine Ouest di Pape Gorgui Ndong bëgg nag gouvernement bi jëlee inondation yi ca ministère Serigne Mbaye Thiam ba mu ko def bu ko defee nag mu daal di koy jox ñi nga xam ne ñooy collectivités locales yi kenn ku nekk yoral sa bopp bu jógee office national de l'assainissement dina gën a gaaw ci wàllu liggéey beek liñ ci am ci mébét ngir ndox mi gën a wàññeeku ci mbedd meek kër yi mu mosoon faa liggéey foofee ca ministère boobee ay jamono kàddu yi mu ci dénk ndongo ka la ñuy teewlu.
d'une manière générale daal bu ma bëggoon a analyser situation bi fi mu toll ak recommandation yi nga xamante ne tey war naa ko mën a formuler en tant que maire d'une commune mooy ñaan gouvernement bi ñu gën a ñoŋal li nga xamante ne mooy acte 3 de la décentralisation ba ñu demee nag ci réforme yi gën koo pousser jël lii nga xamante ne tey jëm na ci wàllum assainissement ak xeexum mbënd def ko compétence bu ñuy transférer collectivités territoriales yi maanaam maire yi puisque jafe-jafe fu mu amee population bi du ministre ba la ñuy waxal population bi du directeur général ba la ñuy waxal population bi maire bi nga xamante ne moom moo leen jege moom la ñuy waxal et bu boobaa ñun duñ mën leneen lu dul jël suñu téléphone di woote puisque du suñu compétence kon maire yi buñ leen joxee compétence yi assainissement ak inondation ak moyens yi nga xamante ne moom la war a àndal gëm naa ne population bi seen jafe-jafe dina jeex définitivement jafe-jafe am na waaye situation bu ren bii moom moo gën situation bi fi nekkoon 2012 bu fekkee rek dëgg rek lañ bëgg a wax ay milliards yu baree bari moom la état bi jël suul ko ci suuf bi nga xamante ne moo nekk ci biir banlieue li ñu war a def rek mooy xalaataat yeneen mécanisme yoo xamante ne moom la ñu war a mën a utiliser pour gestion bi gën a efficace gën a efficiente yii di inondation kenn dootu ko dégg ci biir banlieue. Pape Gorgui Ndong ci micro Ndongo Ka fukki minute ak benn gannaaw juróom-ñeenti waxtu ci rajo Futur Média. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. Makumba Bey ci li mu tuddee kes tekki question wu tekki ci la Mamadou Lamine Diallo xam le ni ñaari milliards la Macky Sall di waajal njiitu opposition bi ngir nag budget boo xamante ne ni ay fonds politique am la ko koy joxe loolu nag li mu ci ñaaw njort mooy seralale ko jombas ba nga xam ne nag coowal pétrole beeg gaz bi kenn dootul wax lu ca jëm mu doon loo xamante ne ni jokkoon na ci ginnaaw beeg Fama Dione. Macky Sall moo andi débat sur le statut de l'opposition loolu yëpp pour mën a diviser opposition léegi nag loolu dafa ànd ak moom agent bu neex campagne ak yooyu parce que chef de l'opposition foofu diviser am budget ay budget de 2 milliards lañu teg ci table bi moom nañuy naxee opposition bi xam naa sax su demee ba am sax leen jox 2 milliards ay peut-être ay 500 millions lay jox wala 1 milliard parce que assemblée nationale 500 millions 600 millions la am fonds politique ak HCCT ñoom tamit loolu la ñu am. ndax léegi da nga ni nangu proposition boobu yéen ñi nga xamante ni yéen féete ci opposition bi. waa CRD ànduñu am na ñeneen tamit ci opposition bi ànduñu ci mais dama jàpp ne rek xam nga su fi waxee ne man danaa teg budget table lu mat 2 milliards mën nañoo diviser opposition bi loolu nag laa bëgg a gaarawaale. mu nekkoon Mamadou Lamine Diallo waa parti démocratique sénégalais tey jii nag ñu dajale fukk ak juróom-ñeenti section yi nga xam ni ñoom ñoo ci nekk dajale woon nag ngir feddali seen kóllëre ak seen kóolute ci Abdoulaye Wade gannaaw yëngu-yëngu yi fan yi ba Omar Sarr ak Alaaji Amadou Sall ak Babacar Gaye nag nii dañuy des ci biir di xeex nde li ñu leen bëgg a tekk duñu ko nangu ñoom ñooñee seen ndaje mi ñu doon amal tey jii nag ngir di tontu Joseph Sarr moo ci yëkkati kaddu yi ñu déglu ko ci micro Abdoulaye Diop. dialogue politique bi fa am dafa échec sur le plan politique doxul parce que opposition significative maanaam bi am solo participer wul am na ñu nekk ci biir parti bi ak ñu nekk ci biti parti bi lu ne ñu ngi koy jéem depuis ay at pour tas PDS mais ba léegi mën nañ jàpp ne li ñu def yëpp nasaxaay na ay inondation ngi ci dëkk bi partout au Sénégal gis ngeen ko yëpp ci image yi à la télé autorité publique yi amuñu benn pexe capable ñu mënuñu assemblée générale bi ne mu ngi féliciter maître Abdoulaye Wade di ko jàppale bu am commencement mais amul fin ci ni mu renouveler secrétariat national bi parce que seetlu nañ ne jeunesse bi dafa dugg bu baax a baax leneen lu assemblée générale bi accordé mooy mu ngi jox son soutien di encourager Karim Meïssa Wade parce que depuis ay at a ngi nii ñu koy nasaxal ci yoo xam ne tegul fenn di ko jéem a éliminer ci espace politique bi ñu ngi koy encourager aussi pour que bés a ngi ñëw yàggul trop mooy li ñuy wax à très court terme dina nekk un acteur de premier plan ci espace politique au Sénégal ak bu Afrique. waa PDS ya nekkee ca diwaanu Tambacounda itam tey jii daje nañu li ñuy wax loolee la ñu wax ñoom itam nekk ci ginnaaw Abdoulaye Wade ñoom ñëpp ànd ni mapp rek ngir ñëpp koo xamante ne nii nar nga koo nasaxal ci ñoom ngay njëkk a jaar nag du ñu nangu benn yoon kenn ku daggi koo ci parti ba pare bëgg cee fell lu doon ne liy dee ci we Moussa Omar Gueye. fédération départementale PDS bu Tambacounda daal di amal ndajem assemblée générale ñoom daal dañu bëgg kàddu yi nga xam ne soxeekoo na ci maître Abdoulaye Wade ñu wane ni ànd nañ ci ba mu mat sëkk Bassori Ba Cissé mooy wax ci seen kàddu. secrétaire général section PDS bu Missira membre de fédération départementale PDS bu Tambacounda par rapport à réorganisation bi mu def ci parti bi. acclamation ñu ñëpp ànd nañ ci décision bi yaakaar naa d'accord ngeen ni Tamba ñëpp nekk nañ benn ci PDS pour liggéeyal Abdoulaye Wade liggéeyal parti bi. kii di Samba Gallo
Diallo Ba ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo amal ndajem waxtaan bi daal dinañu nag wane ni danañu xar seen tànk tubéy ba lépp lu jëm ci wàllu ñàkkub déggu bi nga xam ne amoon na ci biir PDS ci Tambacounda mu nekk li nga xam ne dañ koy faase mu féete ginnaaw. Fatou Bintou Silla nekk membre ci secrétariat exécutif national bu PDS fii ci Tamba. Omar Sarr ak Amadou Sall moom xam naa seen intérêt personnel rek lañ doon liggéeyal yàlla def ñu dem ba benn instant mënatuñoo nekk dans le parti bu ñu taxaw ñu ne ñoom dañuy fay jéem a ñàkkal Ablaye Wade fayda te ñun duñ ko nangu duñ leen may loolu comme nee nañ dañuy def ay tournée ñu ngi leen di xaar de pied ferme bu ñu ñëwee dinañu fekk dans nos localités. Adja Yaxare Diop Bay di Njim ak Fajara Silla ku ci nekk bi mu jëlee kàddu wax nañu lu jëm ci wàllu bennoo bi wax nañu lu jëm ci wàllu fukki million muy caution bi ñu war a joxe ci élection locale yenu dëgmal waaye itam ba tey nan la ñuy def ba libéraux yi nga xam ne ñoo fare fii ci Tambacounda daal dina gën a fës ci pexe yi nga xam ne danañ ko def ba kii di Karim Wade daal di nekk secrétaire général national bu parti démocratique sénégalais fii léegi jëmmi jamono. Moussa Omar Gueye Tambacounda rajo Futur Média. ba tey ci wàllu politique Badara Pouy moo yoroon kàddug URD parti Djiboka Ba tey jii nag la leen wan ginnaaw ni day dem ci front de résistance nationale bi ndax Macky Sall ak waa këram ni ñu yore réew mi nii jekkul jaaduwut te moom mënatu koo muñ mu doon loo xamante ne nii nag sànq lañu ko dénk ñu déglu ko ci micro ci jokkoom ci téléphone beeg Mamadou Omar Ba. li tax ma def ko du ma am problème ak parti bi ak jegaan seen mais ni ñu continuer di ànd ak président Macky Sall ci coalition bi te man aussi ñoom xam nañ ne loolu depuis un certain temps at a ngi nii dama ko dénoncer parce que mënuma comprendre voie bi nga xam ne moom la Macky Sall jël ci ni mu yore réew mi ci ni muy nalfaañee droit de l'homme ci ni muy tëji opposants yi ci ni muy bâillonner presse bi ak les libertés individuelles ak aussi ni mu jël famille am impliqué leen ci gestion dëkk bi loolu nekk na loo xam ne sama ngor mayuma man ma continuer di nekk ci parti boo xam ne dafa continuer di soutenir kooku donc loolu moo am te yaakaar naa ne fan yi di ñëw dinaa leen ñëwaat wax leen ci ban parti wala ban mouvement laay dem bi nga xam ne vraiment yaakaar naa ne moom rek moo taxaw tey pour mën a jàkkaarloo ak Macky Sall pour mu arrêter ko pour arrêter dérive. ak RFM kumpa jeex na. fitna ja yow ca Afrique du Sud juróomi junniy sénégalais ya nga xam ne nag ña nga ca réew ma fi mu ne nii daal amu ci kenn koo xamante ne nii dégg nañ lu jar yuuxu mu dal ci sa kaw loolee nag ñu ni am na nag ay dégâts ci wàllu la ñuy jëfandikoo ci matériel wala ci wàllu commerçant yi waaye daal sant yàlla ba fi mu ne nii Pape Ndiaye kenn la ci ñoom foofee ci Johannesburg la nekk Mamadou Amar Ndione moo ko jot ci téléphone. jafe-jafe yi bëri na fi trop nag donc Afrique du Sud Johannesburg surtout fi ñu nekk di Johannesburg gars yi daal xam naa ni étranger yi dafa mel ni neexatuñ leen gis nañ nekk ay yàqu-yàqu yu bëri am na fi mais ci yeneen nationalité yi li jëm ci Sénégalais yi vraiment bëriwul ay yàqu-yàqu parce que duñ ko teel a yëg ñun ñëpp dañoo tëj daanaka démb ak tey jii ba suba kenn ubbiwul parce que ñëpp ñu ngi préparé lu mel nii mais gars yi ñëw nañ yàq ay sot yu bëri lakk aussi ay oto yu dul jeex yàq daal lu bëri mais li ci ëpp nag ci affaire ñi nga xamante ne nigérien nationalité nigérien yi la ak yenn pakistan yi ak yu mel noonu te li ñu naan ay moom di yem ci boppu boromam daanaka ñëpp la xaw a laalaale dafay dem yéene si ginnaaw gars yi ñëw nañ ubbi sob yi jël am na ay quelques bagages sénégalais yoo xamante ni jëloon nañ ko mais loolu fan jële si ginnaaw la woon te vraiment li nga xamante ni moo amoon attaque démb bi ak tey ji ak suba bi vraiment dégg buñ ci benn yàqu-yàqu sénégalais. est-ce que ambassadeur bi jokkoo ngeen ak moom. waaw c'est vrai ambassadeur bi depuis boobu ba léegi tamit ñu ngi déggoo ak moom aussi ñu ngi dalal xel ñi di aussi wax ni nañ moytu. ñu daal di ñëw ci Banjul gi nag nda tey jii la ñu naroon a àtte fanweeri nit ak juróom-ñaar yi nga xam ni ñoo bokkoon ca fitna ji amoon ca marché Serekunda ba waaye nag dañu koy tuxal jële ko foofee Kanifing indi ko ci Banjul tax na nag am ñoo xam ne marché nañ tey jii ni nañ leen bàyyi sunu ndaw la fa Wuri Jàllo ñu bëri dañu jàpp ni magistrat yooyu nga xam ne ñoo fay liggéey foofu ci haute cour bu nekk fii ci réewum Gambie fu mu nekk nii daal ñu ngi ci ay vacances loolu nag moo tax ñu bëri jàpp ni acte bi mënul am avant weer bii di weeru octobre boobu sax nga xam ne seen vacances yi ci lay jeex li leer ba leer mooy que ni ñi nga xamante ni daal ñoom ñooy ànd wala boog ñoom ñooy jàppale rappeur bi doon itam activiste Ali Thiam di gën ko xamee ci Killa Ace ak ñi mu àndal ñoom daal def nañu lépp ngir atte bu ñu fas yéene woon amal tey mu bañ a antu loolu nag li ko yombal mooy que ni ñoom manifestants yi dañu teel a xëy ñëw taxaw ci buntu tribunal bi nga xamante ni mooy tribunal Kanifing ba tax suisse yi ñu jàpp ni war nañu rek taxawal atte bi
ba pare toxal ko fële ca Banjul. waaye toxal boobu taxul manifestants yi bàyyi seen manifestation bi ndaxte ñoom daanaka ñu ngi rek continuer di laaj ñu bàyyi ñi nga xamante ni ñoom ñooy seen i xarit nga xam ne ki ci gën a fës mooy kii di Ali Thiam ñu gën ko xamee kii la Ice. RFM fii ci Banjul Wuri Diallo. RFM Sport. tàggat yaram salaamaaleykum Seydou. waaleykum salaam Makumba. basket bi la ñuy tàmbalee ba léegi coupe du monde bi wala. laata boobu sax ñu dem rek Louga. fekk fa suñu ndaw Abraham Paul Pouy mu waxtaane fa EDIS phase nationale ya déggoo bu Kébémer nag moom moo njëkk a qualifié ca demi-finale ci jamono jëlee nag daanaka match ba jeexoon na waaye ñii di waa dëkkandoo dañu mujjee égaliser seen diggante ak ñii di waa Ersan bu Thiès Abraham Paul Pouy maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Seydou Nourou. ci jamono jëlee match bi daanaka jeexoon na waaye da carte ga jaxasoo. waaw dafa xaw a jaxasoo nag dëkkandoo moo égalisé xam nga Ersan bu Thiès moo ko mëne woon daanaka bu ñu fubalee 23 minutes de ñu am penalty ki nga xam ne mooy Condor Sall dugal bal bi. bu ñu demee nag ñëw ci ñaareelu pàcc bi courant dafa coupé woon daanaka ab diir toog nañu ay 20 minutes courant ñëwul bu mu ñëwaatee match bi tàmbali. bu arbitre bi yëkkatee panneau bi ngir ne 5 minutes de temps additionnel ki nga xam ne mooy dëkkandoo bu Louga égalisé ci noonu nag la supporters yi di jubilé nga xam ne non violence ñoo ngi ko doon wax depuis lors yeneen côté bi nag yenn supporters yi commencé sànni ay xeer muy dugg ci biir terrain bi ci la force de l'ordre yi riposté ci noonu nag la ñu arrêté match bi muy xam ne loo xam ne ñaaw na ci image yu championnat populaire te daanaka balaa ñoo tàmbali woon phase nationale yi ñi nga xam ne mooy ONCAV waxoon nañ ci ñëpp wax ci ñu ne non violence la ñuy prôné waaye tey ji lu fi am nii moom kenn xamul lu mu doon Seydou Nourou. jaajëf Abraham Paul Pouy kon dal ci ay leeral ñi di waa déggoo bu Kébémer ñoom ñooy équipe bu njëkk a qualifié ci les demi-finale ñuy xaar nag match bi deex diggante ñi di waa dëkkandoo ak Ersan bu Thiès ma ko ma léegi mën nañu waxtaanee lii di basket. coupe du monde bi kon ñaareelu défaite bi ci la ñuy des ba léegi bu gaynde yi. waaw maître Babacar Ndiaye moom nag di président fédération sénégalaise de basket àdduna ci nee na naam sax gaynde Sénégal am nañu ñaari défaite waaye terewul am nañu yaakaar. jeexal te ñi mu rafetee ndax mun nañu am yaakaar tamit dem foofa ca JO ñu déglu kii di maître Babacar Ndiaye ak Soda Thiam. loolu di am ci sport nga ñëw benn fan tenter du réussir mais tey xale yi ñafe nañ ba ñun ñëpp kontaan nañ ci seen comportement parce que n'oubliez pas aussi ñun bu ñu fàtte ne Australie pays de basket bu rëy la ay joueurs NBA lañ indi mais on a fait jeu égal ak ñoom donc loolu mooy wane ne suñu équipe am na niveau wante nag poule bi ñu nekk moo jafe parce que là aussi lu nga xam ne nii la ñëpp war nañ ko reconnaître ñëpp d'accord nañ ci ne c'est la poule de la mort moom la ñu tuddee poule bu nga xam ne nii parce que boo bokkee Canada xam ne ni continent la Australie continent la Lituanie bi nga xam ne nii mooy 4e pays mondial de basket mooy wane ne poule bi dafa métti des na benn match parce que l'objectif mooy fi mu ne nii fexe en mooroon bi ñuy ñëw qualifier tournoi pré-olympique au minimum qualifier Jeux olympiques en étant premier pays africain mais loolu suñ poule bi ñu nekk moo tax je pense que ça va être extrêmement difficile boo xoolee yeneen pays parce que poule bi amul pays asiatique amul pays Amérique mais c'est des poules yu nga xam ne nii ay pays de basket di wax rek ne nag buñ li ñu def tey bu mu tax nag ñu yaakaar ne fu mu ne nii yëf yi sotti na. ñetteelu match Sénégal nag diggante ma Canada alxames la doomu Canada yi nag ñoom tamit daanaka dañoo ñàkk seen ñaari match yu njëkk gaynde yu Sénégal nag nee nañu dañu def lu ne ba ñetteel ba moom ñu fexe ba am ci résultat bu baax a baax seen capitaine Maurice Ndour ñu déglu ko. just wax leen ñu ñëwaat ak même fierté bu ñu amoon tey parce que ku ci nekk si ñun am nañ fierté xam nañ ni man xamoon naa ni tey match bi nii la naroon demee jarul woon sax ay wax ju bëri xamoon naa ni dinañ ñëw dinañ fay dañuy gën a yokkaat rek parce que tey def nañ mais prochain match dañoo war a defaat plus parce que on a une chance bu ñu dooree Canada qualifié directly ci Olympic Games yi donc c'est une chance à saisir et je pense que ñoom xam nañ ko xam nañ importance su game bi te dinañ ñëwaat ak mentalité bu gën a fort ak focus bu ñu soxla vraiment pour def ko match et amoon nañ occasion de jouer contre Canada en 2016 ci qualification ticket on a perdu par 2 points et amul woon équipe bi yëpp ñëpp ñëwuñu woon donc je pense que fii kenn mënul wax ni équipe bi moo ñu mën wala moo di je pense que tolloo nañ doole te prochain match bi dina doon fay. mu ngoog Makumba ñuy xaar nag match Sénégal ak Canada alxamis mu ñetteelu match de Sénégal foofu ca Chine ca coupe du monde ba.
ñu di la gërëm bu baax a baax Seydou Nourou Ba le marché ñu ànd ci ak Nafissatou Sylla. dalee na jàmm jafe woon na ci fan yi ñu génn ñu daal di teg bët suukar ci gox yu bari ci réew mi li mu manqué woon nag ñu bari daal di koy yëg rawatina ñi yëngu ci njaay li ni mel sax daal di xewoon ca Rufisque foofee nag boutiquier yu bari ragal sax ni fan yi ñuy dëkkmal amaana suukar daal di manqué ndax ba fii ñu toll nii ni suukar waree dugg ci réew mi ñoom gisaguñu ko Abdou Diouf Diagne lañ ciy àndal. dama obligé saako suukar ma koy sakkanal di ci sol ay juróom ak ay 100 francs pour mu mun a yàgg. nii la Jàlla doon def ngir mën a jaay produit yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci boutique am bi te faaw mu ànd ak suukar soosu ñàkk gi mu ñàkk dafa demoon ba laal koom-koom ji génn ci boobu boutique. dama dem wër suukar ba sonn aw ma ko ma gis benn waay bu am mais nooy def boo wëree ba sonn amoo luñ la jaay da nga koy jënd mais bu junaa ko jënd jëndum ñàkk pexe 29000 saako suukar ma indi ko ci boutique bi nu may def mujj ma ko mën a détail ni mu ko waree détail parce que dama xam ne suukar mënul ñàkk ci boutique su ma ko jaayee benn yoon mu jeex ki nit day ñëw soxla Nescafé juróom ne ma jaay ma Nescafé juróom ak suukar su ma ko nee suukar amul mu ne ma bàyyi Nescafé. même bu fekkee ne jamono ji nemmeeku na ne mbir mi xaw naa tane Diallo mu ngi ñuy xamal ne ba léegi ñàkkum suukar mi moom mu ngi koy nemmeeku ci biir marché bi. suukar bi actuellement ni ñu ne génn na même génn bi yëpp tamit warul ñëpp da ngay gis camion taxaw mu wóor la ne yow benn saak nga yor wala ñaar saak ngay gis gars yi di roppati di jaay par 5 saak benn saak doo mën a dem taxaw foofu naan jaay ma du la dul xool sax dañuy muur baas par 5 ngay gis wala 10 di ko génnee di ko jaay ñeneen ba léegi dafa manqué. Aliou moom lii bettu ko ndax nee na dafa gis ne Sénégal dafa baaxoo ñàkk suukar jamonoy nawet. période bi waaw day manqué nawet bi quoi toujours day manqué ndax suukar Sénégal bi mooy am mooy bu ma ko te boobu day tooy quoi. nekkul nag jaaykat yëpp si Tëngéej ñoom ñoo yëgoon ñàkkum suukar mi ndax ñenn si ñoom dañoo amoon ay stock. ñàkkum suukar am déet ña dëkkee ca Richard Toll di addu ci suukar bi compagnie sucrière sénégalaise di defar ñoom nag ñuy wax ni produit bi jóge Mauritanie moo leen gënal ndax moo gën a yomb te moo gën a teew ci marché bi itam ñu teewlu micro trottoir bi ñu ci Mamadou Diagne daal di defal foofe ca Richard Toll. mënuma am 1750 ma am ci juróomi kilo suukar 1750 boo jàllee ci teen fii nga xamante ne fi la ñu implanté suukar si boo amulee 3000 francs doo am 4 kilos suukar xam kon duñu benn léegi nga def 2500 nga am juróomi kilo suukar ak goroosu war gi nga mën ci attaay pendant 15 jours xam nga ni kooku doo ko yemaleeg moom li ci problème bi mooy na CCS wàññi suukaram gënul wàccalee Mauritanie mu tolloog moom ndax diiroo ko yemal mbagg ñaar ñu yemul doole duñu xeex. ñiy jéggaani di dem Mauritanie dañ comprendre ni suukar yi duñu benn suukaru Mauritanie ak suukaru Sénégal boobu suukaru Sénégal dafa ëpp valeur 100 000 fois suukaru Mauritanie sénégalais nag lu yomb la ñu xam donc boo gisee gars yi di dem di jàll di jënd di ñëw c'est parce que yombalte bi moo ko indi. gouvernement bi su bëggee nu jënd suukaram ci daf kaa wàññi ñun amuñu doole jënd gorosu suukar 600 amuñu ko de gorosu suukar 600 paquet 600 amuñu ko kilo 350 wala 400 moom la ñu jëndee ba cal ki fi suukaram ba yeboo mu tëj. te loo gis concurrence daf ci baax. ciment bi mu fi nekkee Dangote ñëw Sahel ñëw ciment bi yombul mais na état Sénégal planqué fi benn usine suukar affaire bi gën jaar yoon gën a yomb gën a baax. CSS mi ngi noo rey te deewul CSS mi ngi noo rey te deewul. secrétaire exécutif bu UNACOIS Yeesal di indi ay leeral ci li suukar bi manqué woon ci diiru tabaski bi plateforme bi nag di wax ni jamono yooyu li ñu gënoon solo la moo doon importation pomme de terre ak soble bu ñu sukkandikoo ci Alla Dieng stock suukar bi nga xamante ne moom la compagnie sucrière sénégalaise daal di yoroon ci jamono yooyee mënul woon satisfaire askan wi waaye nag muy dalal xel yi di wax moom Alla Dieng ni fi yekk ñaari fan lépp dina normalaat ñu teewlu Alla Dieng di secrétaire exécutif bu UNACOIS Yeesal ak Seydou Nourou Ba. Alla Dieng maa ngi leen nuyu. maa ngi lay fay bu baax. tey lan moo mën a expliquer ñàkkub suukar bi nga xam ne amoon na gannaaw jurub tabaski. waaw xaw naa bépp nit ñi nag ndax dañoo jógee ci tabaski te xam nga tabaski weer wi yëpp ñu xar ak pomme de terre soble la ñuy gën a collé importance nga xam ne dañuy julli rek daanaka 15 jours tegu ci sax nit ñuy wax fàttali ko ne du suukar am na problème alors li ko waraloon nag du dara lu dul compagnie sucrière day produire mais li muy produire tolloog li Sénégalais di soxla alors moment bi may wax nii am nañ 30 000 tonnes yoo xam ne ñi ngi seen dépôt ñun nag masana am fekk nañu ñoom convention boo xam ne dañ leen koy wax par exemple toujours ñu wax leen ne leen investir leen davantage qualité bi naan leen fexe leen ba distribution bi huilé ba nit ñi duñu am problème pour jot ci produit yi loolu xaj na moo tax sax léegi ñu ubbi benn dépôt ci Dakar seen bureau yi nekk fii ci Dakar dem naa visité ko jamono yële c'est vrai que autant bu njëkk dañ naan approvisionné wu Richard Toll mais léegi mën nga approvisionné Dakar loolu sax suffirul parce que centre mel na Kaolack mën naa am aussi dépôt pour yeneen régions yi maintenant nag sukkar moom du n'importe quel produit vraiment état bi da ci bàyyi xel te mi ngi koy homologué prix yi ba nga xam ne kenn sañu la jaay lu la neex
te foog naa direction du commerce intérieur mi ngi ci bàyyi xel bu baax. mais yéen est-ce que par exemple yéen waa UNACOIS Yeesal am ngeen xëy na benn contrat yéen ak waa compagnie sucre sénégalaise ngir mottali ko ñu mel. waaw oui convention moom existe na vraiment depuis 6 ans te renouvelé nañ ko récemment te ba léegi ñun ñoom dañuy jox information surtout seen direction technique seen direction commerciale moment bu ne xam nañ lu ñu produire ak li fi nekk en stock. waaye nag loolu doyul ba léegi nit ñi ñuy jàmmandaan njëg gi ndax duñ ko mën a wàññi ëllëg buñ ko mënul wàññi aussi na yem fi mu yem waaye warul yokku donc d'accord ci benn spéculation waaye ñun suñu membres yi ku ci am lu la naqari boo ñu ko waxee ñun dañ koy jotli compagnie sucrée dans les 24 heures dañuy déglu te dañu bàyyi xel toujours ci li ñu leen di wax waaye nag ñaan nañ situation bi changé et je peux dire que fii ak ñaari fan donc fii ak àllarba situation dana nekk à la normale ba nit ñi fàtte ko jublu ci yeneen. Alla Dieng jaajëf. voilà merci beaucoup Seydou Nourba. fii la ñuy yem ak yéen ak le marché ñu leen di jox dig daje ay bés yi di ñëw ba jaa ngeen jëf ci teewlu bi. xibaaru internet ci RFM. tour du web beeg Mamadou Omar Ba. dal leen ak jàmm visite ca prison bi Ousmane Sonko war a def Adama Gaye doyen des juges daf ko bañ xibaar bi nekk ci xët bu njëkk IGFM surtout groupe Futur Média bi jëlaat publication bu Ousmane Sonko def ci page am Facebook di ñu xamal ne Samba Sall di doyen des juges bi ne mënul accorder loolu maanaam visite ndax affaire bi dafa sensible Rewmi.com mi jëlaat même publication bi di ñu xamal ne njiital Pastef bi dafa rafetluwul dara décision boobu. leneen lu ñeneen rafetluwul mooy li ñu dàkk ay élèves yu muuru ci institut Sainte Jeanne d'Arc Seneweb.com bind ne teel élèves primaire ak collège waroon ibbi waaye bi ñëpp duggee seeni classe boobu la ñu génnee képp kuy élève te nga muuru ñu daldi leen ber plus tard ñu dàkk leen ci teewaayu huissier directeur formation ministère de l'éducation di Mamadou Moustapha Diagne di xamal waa Seneweb ne ministre bi mu ngi ci dossier bi te bokk na ci ay prioritéem Macky Sall $2 milliards ci suñu koppar la def ci tabaxum jumaa ji di Masaalikul Jinaan bu ñu sukkandikoo ci Mbakiwu Fay xibaar bi ñu mën ko lire ci imedia.sn site bi di ci yokk ne kàddu yooyu ñu ngi ko yëkkati ci visite nemmeeku liggéey bi jëwriñ gi ñu dénk wàllu biir réew mi di Aly Ngouille Ndiaye doon amal foofu talaata ji Masaalikul Jinaan li des ñu inauguré ko matatul sax weer benn jabaru ministre conseiller Macky Sall moo def nganale bu ñëpp di coow bu ñu sukkandikoo ci Seneweb site bi posté ay photo ak ay vidéo ñu mën see gis ndaw si muy baatre xaalis bu bari boole ci takk ay biisu yu bakkane tour du web jeex na di leen jaajëf te tollante gi Nafissatou Sylla dal leen ak jàmm campagne de sensibilisation bu mag maanaam di waxtaan ak askan wi ci naka la ñuy fagandikoo ci feebar bi di lore di insuffisance rénale feebaru roño stratégie bi leen nag ñi koy amal di service de néphrologie bu hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba docteur Daxaba ñu def tout pour yenn maladie ñu wàcc sur le terrain di leen tàggat di xool seen dundin wan leen que di leen yeesi feebar bi ñu teel a ñëw xool seen bopp saytu seen bopp essayer xool seen comportement nu ñuy lekkee seen dundin bi nu ñu koy defee ñu changer seen comportement pour au moins nga xam ni ñu mën a mucc ci feebar bi. ca Touba nag sensibilisation boobee ci feebaru roño yi jubaluñ ko rek ci askan wi. ñëpp lañ ciy mobiliser. plus particulièrement acteurs professionnels yi comme que ñoom ñooy recevoir yenn maladies ñu tàggat leen wan leen nan la ñuy def pour au moins ku am problème rañoo yan matukaay la ñu war a def kilifa politique yi kilifa diine yi kilifa aada yi ñoom ñëpp ñu tàggat leen tamit si feebar bi. maladie tamit xam nañu seen feebar moo tax ñoom tamit ñoom dañuy ànd ak ñun si sensibilisation bi. depuis 2015 service néphrologie bu hôpital Matlaboul Fawzeyni koñ ak koñ lay def ngir di waxtaan ak askan wi waaye tamit di leen ñaax ci ñuy xool seen wérgu yaram di jéem a dépisté wu ci feebaru roño. chaque semaine dañuy choisir benn quartier ñu sensibiliser ko. lu moment wala askan bi juddu mais def nañu plus de 300 sensibilisation ci quartier yi def nañu plus de 100 émissions radio télévision ñaari caravane organisé na ñetti journée mondiale. ngir docteur Daxaba li ëpp solo nag mooy di communiquer waxtaan ak askan wi ci insuffisance rénale feebaru roño rax ci dolli di leen yee ci mbir yi ko mën a indi stratégie boobu leen nag bu ñu sukkandikoo ci docteur Daxaba war nañ koo mën a def ci réew mi yépp ngir daal di mën a sauver ay vie fii la ñu yem a ngi nag bonne santé ñu leen di jox dig daje lu yàggul dara waaye fii léegi boobu ñu leen di ñaanal wergu yaram. jërë ngeen jëf gan gi junjoon naa leen ko sànq ci bopp xibaar yi mooy Omar Ba directeur général cadre de vie et hygiène publique ca ministère du logement ak hygiène publique sëñ Ba ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen fay di leen sant di nuyu it seen auditeur ñu bëggoon a tàmbali waxtaan wi ak cadre de vie bi li ngeen annoncé woon ci mébét
yaakaar ji mu reyoon judd na waaye mi ngi mel ni daal nit ñaa ngi bëgg a xaddi yéex na lool li ngeen di def. xaddi teel na ndax ku tàmbali ngay xaddi moom teel na inna la masabirina tàmbali nañu loolu amoon solo te tàmbali bi li ko waral mooy kilifa gi moo dem ba gis ni que lii jaadootul mu ne nañ pencoo te wax ci biñ ci waxtaanee it mu ne nañ ci dogal jël ay dogal yu wër am na loo xamante ni moom dogalu boppam la lu mu annoncé woon le 2 ak bien avant sax ci campagne bi waaye ñëwaat na le 8 août bi passé dajale ñëpp ne leen lii de bu ñu sañoon sunu mbëbët mooy dëkk bi gën a set gën a taaru gën a yees. loolu it ñu sas ñu ci sas ko ministre de l'urbanisme mu am lu mu ciy def ci ay jéego moom it mu am lu mu ci sas ci wàllu cadre direction générale du cadre de vie bi ñuy jiite. bokk na waaye lépp it dafa laaj xalaat doo xëy def xalaat bi mooy lu nuy xalaat la waaye lu ñuy nas la teg ko ci këyit googu bokk na ci ñaar yoo xamante ni taxaw na ba noppi benn bu njëkk bi mooy programme zéro déchet bind bi këyit bi def nañ ko ba noppi ñaareel bi it mooy programme national d'aménagement d'amélioration du cadre de vie maanaam nan la ñu mën a xoolee ba dëkk bi ci xar kanamam soppeeku ba gën te it gën a set te gën a yees naam dëkk it dee su koy defar mënee su ko defar ci ñaari fan kon it moo tax bi nga doon wax sànq xaddi ma ne xaddi teel na dëkk dafa laaj ay ati at waaye li am solo it mooy tàmbali te foog naa ne tàmbali nañ tàmbali ngeen am na ñoo xam ne yëkkati woon ngeen leen delluwaat nañ fa ngeen leen yëkkati woon am na ñoo xamante ne nii nag moom tabarkàlla fu ci mel ni Iba Mar Diop ba ñu ci bëri sax ñu ngi koy rafetlu ndax foofu ni mu demee dafa gën a yomb wala lu tax ñeneen ñi dellu te ñoom delluwuñ. day situation yu bëri Iba Mar dañ ko tàmbale te yàlla defal ñu ci sutura biñ ko tàmbale li ñu ci bëggoon mooy def ko exemple mooy lu nu mën a roy benn ñun dañ doon testé sunuy doole ak sunuy li ñu mën def te yàlla def na ba ni nga wax noonu ñi fa nekkoon dindi nañ leen ba teg fa leneen loolu ndam la waaye li ñu ci jublu woon mooy wanit nit ñi wan askan wi nii lii mën naa ne loolu ci am solo it ndax yenn saa yi dañ naan mënta ne waaye wan nañ ni que mën na ne liñ ci bëgg it mooy li am Iba Mar am ci yeneen gox yi am fépp ci Sénégal bu dee yeneen bërëb yi nga xamante lu mel ni université mooy li ngay junj nit ñaa ngi dem di dellu si bi it nanguwuñ ko waaye mën nañ ko comprendre day ñaar yu bokkul comprendre gi ndax dafa laaj xalaat waaye nangu gi duñ ko nangu ndax état de droit la te it ñu ngi ciy gërëm commissaire bi nekk Point E mi ngi ci jàppale bu baax a baax te it président jëloon na ay dogal ngir ñu toftal ci ñun ay policiers ak ay ASP lu mel ni 200 policiers ak lu mel ni junni ASP am na ñoo xamante ni tàmbali nañ ci ñëw. ñi ngi xool ak ministère de l'intérieur loolu lépp nees koy formaliser. ndax it nit ba donte da nga koy jébbal waaye da nga koy jébbal ci ay charte yooyu ñu ngi koy taxawal. waaye it ala kulli àll jël nañ dogal te it mosu ñoo bàyyi sax naam waaye jël na ci ay dogal yu wér yoo xamante ni am nañ élément yoo xamante ni ñu ngi ñuy jàppale. ñaari poñ yoo xamante ne nii ñaari barab seenu sooxe nemmeeku nañ ko fa bu baax a baax mooy marché luuma yi benn dañagul ak oto yi nekkoon ci VDN yi. day ñaar yu bokkul VDN bi naam ñi ngi ciy xalaat ndax loolu dafa laaj aménagement du territoire te it ay nit ñu jël ay millions def ko ci doo xëy dindi leen noonu naam ñun état parce que bu ma nee état it mooy solidarité bi état dafa am état central ñun la waaye tamit dafa am état bi ñuy wax état déconcentré. ak it état décentralisé mooy collectivités yi locales yi mooy mairie yeeg yooyu. ñoom ñoo leen jox autorisation ndax it xëy na dafa bokkoon ci seen i sañ-sañ. naam am na loo xamante ni warul ndax autorisation bu jaaree yoon du noonu lañ ko war a defee waaye lu alakuli àll am na ba noppi bi mu xasee ba am it nan lañ koy adressé mooy ñi ngi xool nan lañ wutee ay bërëb ñi ngi koy xool fi mu ne nii am na ay bërëb yoo xamante tàmbali nañ ko notamment ak ministère de l'artisanat loo xamante ni jox nañ leen suuf ñoo xamante ni ñu ngi koy aménagé bu ko defee ñenn ñi mën a taxu dem foofu waaye it tabax it xam nga ni mënees ko def ci ñaari fan dafa laaj ab diir ci waajal ko ci tracé ko ci teg ko yooyu yëpp ci loolu lañ nekk loolu muy benn ñaar mooy luuma yi loolu it waaw d'accord na lu jafe la c'est pas pour rejeter la faute li tubaab di wax waaye it loolu du état centralisé
malheureusement collectivité locale yi ñoo ci joxe ay ñoo ci joxe ay sañ-sañ ñoo ci am sañ-sañ joxe ci ay autorisation yoo xamante ni xëy na yenn yi jaaduwul waaye question yooyu yëpp ñu ngi koy xool te it lu tax yombul ndax ay sénégalais ñoo fa ne te ay sénégalais ñoo fay dem di fa jëndi kon it ala kulli aal mënoo ñëw rek maanaam faxas ko ci benn bi moom xamoon ngeen ko bi ngeen koy wax boo ko président di wax moo gënoon a xam ni loolu yëpp ay sénégalais ko séq moo tax it comme ay sénégalais ñoo ko séq dañu ciy waxtaan ak ñoom diisoo ceeg ñoom ndax it ñu ni neen la biñ ci waxtaanee ba gis ay consensus wala loo xamante ni déggoo nañ ci boobaa ñu xool nan lañ koy defee waaw am nañ ci ay début de solution ci ay cantines yoo xamante ni fi mu ne nii am na lu ñuy waajal champ de course am na loo xamante ni ñu ngi koy waajal Petersen boo fa demee fi mu ne nii am na ay cantines yoo xamante ni ñu ngi ko fay def yooyu yëpp pour tuxal yenn nit ñi te ay cantines yoo xamante ni macha allah yu mucc ayib la yoo xamante ni du tàkk comme yi fi daan am te gën naa yaatu te gën naa yes. yu champ de course yi kañ lay pare. ñi ngi ci mënuma la wax nag dëggantaan bu ma ko waxoon avancé wu ci trop ndax taw beeg yooyu yëpp am na yu koy tardel waaye fa lillahi alhamdu entreprise bi jóge nañ fa bërki démb laa doon visite de chantier mi ngi avancé bu baax a baax macha allah. te it am nañ ci yaakaar ci diir yu gàtt mën nañ pare bu soobee yàlla. waaw. ndax rythme bi muy demee mën na installer quelques dizaines de cantines voire même ci benn bis. waaw ndax modèle bi mu koy defee la kii benn day di modèle bu intéressant day jël rek di ko dupliquer. waaw donc bu ñu xasee ba teg fondation bi teg bi day gën a yomb à la limite je pense que ci fukki minute ak juróom bu bëree ba bëri mën na installer benn cantine. waaw da lay wan ni gaaw gi mu ngi gaaw pour def ko. ok léegi bu ñu dellusiwaatee ci sañ-sañu collectivité locale yi yéen fu ngeen dem gis collectivité locale yi ñu daal di fay joxe ndigal nit teg fa ay oto wala ñu def fa marché yéen bu ngeen ñëwee ni lii jaaduwut kan mooy am sañ-sañ bi mujj bu ëpp doole ci diggante yéen ministère bi ak collectivité locale bi nga xam ne moom itam moomeelu boppam. mun naa wax ni ñu ñaar ñëpp la ci cadre waxtaan. waaye it bu ñu demoon ba juuyoo am na juge boo xamante ni moom mën na jël ay dogal waaye ñaan yàlla mu egg foofu. te it balaa loolu sax préfet ci ay dogalam it am na loo xamante ni sañ na ko. waaw ndax it ala kulli yàlla am na benn contrôle boo xamante ni moom am na ko naam dafa am lu ñu woowee le principe de la libre administration des collectivités am nañ sañ-sañ dafa mel ni sa doom ji rek bu demee ba màgg ba sanc donte yaa ko yilif am na loo xamante ni sañoo ko biir këram. am na loo xamante ni boo ko doon def it da ngeen ciy waxtaan ba d'accord ci ndax it moom ni mu nekkee am ay soxnaam et cetera waaye xëy na am na loo xamante ni bu ko doon def donte mi ngi dëkk si biir kër am na loo xamante ni mën na ko imposer loolu mooy dialogue bi te ñu ngi ci ñun ministre Abdou Karim Fofana triptyque bi mu jëloon mooy di déglu di diisoo balaa jëf. ñu ngi ci phase yooyu jëf ji ñu ngi koy def mooy opération désencombrement yi ñu ngi koy def bindi këyit ak def stratégie yooyu ñu ngi koy def waaye lii moom du dàkk mukk. mooy déglu bi ak diisoo bi. mais xar kanamu Ndakaaru maanaam bu fekkee ni yéen seen mébét lépp sotti na xaalis bi ngeen di laaj parce que xam nañ ni yoru leen xaalis bu bëri bu ngeen defee li ngeen bëgg yëpp bu lépp sottee xar kanamu Ndakaaru ba nga xam ne moom ngeen bëgg nu muy mel. bi gën. wala bi ñu yaakaar ni mën na gën. ndax président Senghor daan wax naan l'an 2000 Dakar sera comme Paris 2000 weesu na tey sori nañ Paris lool te it ku xamoon Dakar bu njëkk xam Dakar bu tey di nga am loolu xari kon it li gën mooy dëkk boo xamante ni set na dëkk boo xamante ni bu ciy dox am na trottoir dëkk boo xamante ni ay cantine du fu waay neex def dëkk boo xamante ni du ko am chantier jël suuf si teg ko ci mbedd mi wala jël gravat bi teg ko ci mbedd mi dëkk boo xamante ni ku am mbalit lu la neex def wala boo naanee café jël kaas bi sànni loolu mooy xar kanam bi. am na loo xamante ni wàllu état la mi ngi ciy def ay jéego mi ngi ciy def li mu ci mën ci wàllu wane dooleem bu ko jaree bu daree dindi kii nit dañ koy def loolu amuñu ci benn sikk sàkk te duñ ci reculer ci wàllu sensibilisation day volet bu am solo ñu ngi ciy liggéey. di nga doon wax sànq ñu ngi xalaat benn programme ñu ngi koy nas fi mu ne nii te yaakaar nañ mën ko tàmbali bu fii ak diir yu gàtt sax incha allah dañ ko tuddee jàpp ci. jàpp ci rek mooy waxtasimu bi hablillahi jami'an boobu. wala tafarraqu mooy consensus bi. waaye jami'an bi mooy nañ ko defandoo ñun ñëpp. te jëfandoo bi mooy cadre yooyu nga xamante ni ay cercle concentrique la mën na tàmbali ci biir quartier bi bu ci kenn xeeb boppam maanaam mbir mi ngi tàmbale sa biir kër ak sa buntu kër ak sa ëtt. ak sa biir koñ ak sa mbedd buñ ko defee ku ci nekk bu ci jàppee état bi def ci lim ciy def ci wàllu encadrement booba incha allah xar kanam boobu ñuy yaakaar mën na ne kiosque yi day mel ni léeg-léeg da ngeen di làq doom duma doom
parce que da ngeen di yëkkati ay ambulant ba pare wàcc fa kees ko Orange Money yi lu tax ñoom kenn du leen laal. baax na nga sañ leen tudd. bañ a sañ a tudd fii yooyu amu fi de. du basé de amul lu ñuy ragal yi ndax bu xëy na moo leen tuddoon feneen di nga mën a naa jaar service commercial foofu lay waxee. maanaam singali wuñ ci kenn nit. maanaam làquñu doom tey singali wuñ ci kenn. li may wax it toujours nit ñi bu ñuy def en général dañ koy def ci wàllu autorisation boobu lañ koy respecté keem niñ ko mënee waaye ala kulli yàlla moom na sa xel dal incha allahu rabbi bu liñ la bëgg yëpp bu amee du amee wala du amee ci noonu ndax li may wax yamul ci kiosque bi nga xamante ni mën nañ fa yóbbu xaalis wala ñu ko fay retiré dafa laaj ci kiosque bi nga xamante ni dañ fay jaay mburu ak foo xamante ni dañ fay defaree uude di fa defar dàll ak fi nga xamante ni dañ fay jaay fruits ki légumes ak foo xamante ni dañ fay siire dàll ba fi nga xamante ni sax dañ fay raxasee oto loolu la ñu woowee mobilier urbain ñu ngi ciy liggéey ci benn programme bu mag a mag programme national d'amélioration du cadre de vie boobu bokk na ci ay ligne boo xamante ni ligne boobu benn projet boo xamante ni mobilier urbain la tudd te loolu faw xana maanaam simple cantine boobu nga xamante ni weccante xaalis rek lay doon effectivement par contre effectivement daw ma question bi c'est une question sérieuse ñun indi nañ ñu ay réclamation nañu bis sàngam de da ngeen toj suñu cantine patati patata en général joxewoon nañ sommation yi waaye lu ci mun ci doon rek dañ ciy waxtaan ba fexe nañ ciy jubóo te it surtout mu nekk message mu bëggoon yónnee Sénégalais yi amuñu yéene lor kenn waaw ndax it xëy na kële daa am doole ki ngay wax ba amee milliards waaye am na koo xamante ni ab góorgóorlu la ba xamante ni 400 millions bi mu jël def ko ci amuñu yéene dëggantaan di ko dindi noonu kon lépp luñ ciy def it dañ ciy waxtaan. ala kulli aal moo tax it préfet toujours day joxe sommation balaa ñuy dindi yenn barab yi. waaw mais moom kenn du ko laal. dinañ ko laal bu soobee yàlla. ci fourrière bi fi mu ne nii fi ngeen di yóbbu oto yi ngeen di jël fa ngeen leen di yóbbu fees na am feesul. déedéet feesul amoon nañ ay fourrières yu nekk Dakar loolu tamit problème bu rëy la effectivement duñ ko nangu nañ ko. ñi ngi ciy wuti jéego am nañ ci yeneen solution waaye am nañ fourrière bu gën a yaatu. état bi jël na dogal jox ñu lu ëpp 14 hectares. ëpp dina ko ëpp sax pour am fa fourrière waaw lu ko weesu boor Dugar am nañ fa fourrière boo xamante te yaakaaruñu te it maanaam 14 hectares yëpp di fees waaye en bout de chaîne ala kulli aal it am na loo xamante ni yamul sax ci fourrière ndax fourrière maanaam denc xaarandiku la ndax dañ fay daj nit ki bu ko soxlaa dellu si waat ko waaye am na loo xamante ni boo xasee ba jël ko nit ki du ko soxlaa ndax daanaka mbalit la mooy la ñu épave te boobaa kas lay doon tamit projet boobu ñu ngi ci loo xamante ni beneen site mi ngi ci gën a yaatu loolu it ñi ngi nekk di ci liggéey. journée de la propreté cleaning day bi bañ ko waxee ba léegi ñu ngi déglu waaye dégguñ kenn ko tàmbali. am na loo xamante ni dinaa ko bàyyi kilifa gi ndax paaka doo ko jiitu ci mbar mi. incha allah am na lu muy waajal ñu ngi xalaat def dara. waaye sur le plan actuellement fii ma toll nii balaa loolu sax anticiper woon nañu jëloon kilifa gi jëloon na ndigal joxoon na ndigal gouverneur yëpp ne leen ku ci nekk ci gox bi nga nekk defal ma plan boo xamante ni pour seetal foofu la plan boo xamante ni day laaj capitalu région bi ak plan boo xamante ni day laaj capitale départementale yi fii ma toll nii sama bureau daanaka yëpp egsi na plan yooyu. ma yaakaaroon ni safaan ba moo waroon a am comme ni anglais yi di wax from the ground up mu jóge ci suuf jàll ci kaw mais bu jógee ci kaw wàcc ci suuf est-ce que nit ñi dinañ xëy di bale ji. kon nañ fexe daje kon ministre daa am ñu mu dajaloon bis naan leen nañ dox daje ma ne kon baat bi loolu la dox daje la. am na loo xamante ni ndax état it mooy responsable waru ci xaar kenn moom mi ngi ciy def jéego. te it mooy campagne bi ñu bëgg a lancer ci wàllu sensibilisation mooy jàpp ci. mooy from the ground boobu ngay wax mooy bottom up boobu loolu it ñu ngi ciy xaar te di ci ñaax Sénégalais yëpp ndax ala kulli aal dëkk bi sunu dëkk la. waaw président bi lu mu mën ci doon ku mu mën ci doon it bu dee fi jóge sunu dëkk la na ci jëpp jàpp. jërëjëf Omar Ba moo doonoon sunu gan mooy directeur général du cadre de vie ca ministère de l'urbanisme ñu doon waxtaanee tolluwaay bi jamono ji di ko gërëm bu baax a baax ci waxtaan wi nga xam ne seq na ko ak ñun yéen itam teewlu gi ñu leen ciy gërëm bu baax jërë ngeen jëf. yem fii kon di leen sant bu